waaye man yàqu naa waaye. toujours comme ni ma leen ko waxee ñu ngi ci journal People de la semaine ñuy samedi 2 octobre fii ci Leral TV canal 33 TNT ou canal 8 TV Orange Eutelsat 6A Gambie canal 28 wala ci Leral TV sur YouTube ou sur votre page Facebook à la présentation Seydina Tange Tandian Serigne Saliou mu leen koy présenté léegi nag dañuy dem ci beneen fee boo xamante ni jamono ji lëmbe na réseaux sociaux yi muy live yu ñuy def su ngeen fàttalikoo semaine bii ñu génn am na benn sénégalais boo xamante ni dañ koy tuddee souvent activiste mais du activiste sax dafay toog di def ay live di clash kooku nag du kenn ku dul Ousmane Ba benn doomu Sénégal la boo xamante ni mi ngi foofu ca Canada lu bëri liñ ko ràññee woon maanaam surtout jamonoy confinement bi ba nga xamante ni ñëpp a ngi toog seen kër amuñu luñ def dañ doon def ay live maanaam di wax lu leen neex di def nangam di joxe ay révélation di joxe ay sources yoo xamante ni nga foog ni que dañoo am ay preuve ci lu ñuy wax ndekete boobu ba tey lépp loo xamante ni Ousmane Ba mi ngi ko doon def di ko wax amu ci benn source amu ci benn preuve ay nit lañ yoo xamante ni seen source yëpp Facebook la maanaam Facebook la ñuy dem déglu fa benn affaire ñëw toog def seen live expliqué mel ni ñoom ñoo ko fekkee wala am nañ ci ay preuve mais comme ni ma koy waxee rek ñun ñoo leen gën a xarañ ci wàllum informatique ndaxte jamono ji ñuy toog di jàng di wuti xam-xam boobu ñoom ñi ngi feesal seen douche kër yi comme ni ko rappeur bi waxee Ngaaka Blindé moom bi muy jàng rap ñeen xaw ma ku mi doon crash mi ngi doon feesal seen douche kër yi mais Ousmane Ba na jàpp ni que ñun bi ñuy jàngi xam-xam ou bien di xam naka la ñuy détecter ay fen ak ay mensonge boobu moom mi ngi feesal seen douche kër yi ci biir loolu nag semaine bi ñu génn ginnaaw bi ñu génnee woon benn information fii ci journal People de la semaine ki ko génnee woon di Seydina Tange Tandian mu Serigne Saliou ginnaaw bu Y'en a marre defee woon benn point de presse pour soutenir kooku di Kilifeu ak Simon gis ngeen ni que kii di leaderu Pastef di Ousmane Sonko dafa ñëwoon jël kaddu Barthélémy Dias ñëw jël fa kaddu Babacar Diop ñëw jël fa kaddu mais ginnaaw Ousmane Sonko bi mu fa jëlee kaddu dafa am ay kaddu yoo xamante daf ko yëkkati woon moo xamante ni tegginewul dara mu teg ko ci kaw institution Sénégal di procureur Bassirou Gueye Tange Tandian révélé woon ko fii muy benn partie boo xamante ni ci 2 heures de temps maanaam 7 minutes la Tange Tandian wax ci moom mais yaakaar naa ni wax boobu Tange Tandian wax dafa soulever coow ci àdduna du ma ne ci Sénégal ndaxte partout foo dem ci àdduna coow looloo jóg ndaxte kii nga xamante ni ñooy booy Sonkus yi maanaam ay mercenaires am yoo xamante ni ku ci nekk am nga 10 comptes wala 15 comptes di créer ay page Facebook maanaam di dem di commenter di saaga ñii di def ay live di saaga te xamuñu ñun ñoo leen gën a xarañ ci loolu fii kooku di Ousmane Ba dafa génn def benn live bu mu defee live bi nag nee na waxoon na ni que Leral TV ak Dame Dieng ñoom ñooy sonal Ousmane Sonko ak Pastef te moom am na ay révélation yoo xamante ni dina ko wax ci Dame Dieng ndaxte dafa xam Dame Dieng bu baax a baax dina def ay révélation yu explosif ba sénégalais yëpp xam kan mooy Dame Dieng bi mu waxee loolu nag Dame Dieng dafa am cercle d'amis boobu su ngeen ko déggee nag ay nit yu xarañ lañu ñoo xamante ni dañoo dem créer ay faux compte Facebook maanaam vrai compte la mais vrai compte Facebook la ñu créé bi ñu ko créé tamit dem dugg ci page Facebook Ousmane Ba bi ñu duggee ci moom nekk ak moom en ami bi ñu nekkee ak moom en ami nag ñeneen ñu di xool quoi ndax Ousmane Ba am na information wala amul information faux ami Dame Dieng yooyu nag lu ñu def dañu créé compte Facebook xool leen compte Facebook bi kii bu mu contacté Ousmane Ba lan la ko wax nuyoog Ousmane Ba dugg bu mu duggee mu commencé ko piège ne ko man ex Dame Dieng laa daf ma ëmbaloon mi ngi ma ëmbaloon atum 2000 bi mu ma ëmbalee ba noppi mu takk ma takku suuf maa ngi dëkk Thiès mu envoyé message boobu kii di Ousmane Ba bi mu ko envoyé loolu Ousmane Ba commencé continuer waxtaan bi kooku gën ko dugal di ko gën a piège di ko naan daam bi mu ma ëmbalee après ma toog Thiès quelque temps après daf ma indiwaat Ndakaaru bi ma indee Ndakaaru mu jëlal ma benn appartement fële ca Fann résidence kooku mi ngi tudd Mati Fall boobu nag suñu faux compte Facebook la bi ñu créé suñu bopp dugal ci Ousmane Ba pour jàpp ko xam ne que li muy wax xamu ci dara dañ koy jox ay fausse information mooy li ngeen di gis ni ñu commencé discussion bi pareeguñu sax Ousmane Ba ci la dem ci page Facebook am bind ni que en 2000 Dame Dieng dafa ëmbal benn xale bu jigéen ba noppi takk ko takku suuf la suite samedi dinaa leen ko jox ci sama live moo tax lépp lu mu leen jox ci live am jàppaleen ni ay fen la dara lu ci dëgg ay fausse information la yoo xamante ni cercle des amis de Dame Dieng ñoom ñoo créé faux compte Facebook yooyu jox ko kii di Ousmane Ba nekk di ratatati dul jeex ngeen foog ni moom la mi ngi nii ngeen di gis tungu ne du teew ñuy nataal muy compte Mati Fall bi xool leen discussion diggante Ousmane Ba ak faux compte bii nga xamante ni ñun ñoo ko créé di ko jox information. waaw suñu mbokk internautes yi man nag dama doon def investigation ci coowul Ousmane Ba ak Dame Dieng moom nag da doon joxe ay information yoo xam ne jàpp naa ne du dëgg quoi
li koy firndeel mooy man léegi laa doon wax ak moom tey jii à 2 heures et quelques yéen a ngi gis heure bi noonu suuf mais li Ousmane Ba di wax yëpp ay information yoo xamante ne la man maa ko créé de toute pièce bëgg a xam moom est-ce que information yi ñu koy jox dëgg la wala du dëgg yéen a ngi gis bu ngeen gisee fii man maa ne ko bonjour monsieur Ba je suis votre live sur mon ex avec Dame tu as vu ci la commencé ne ma salaam ma sœur tu as vu kon xam ngeen ne information yi muy joxe xamul dara ci directeur leral.net lii rek war na leen mën a firndeel ni waxul dëgg yéen a ngi gis yaa ngi gis je suis à vous mu ne ma Dame je le connais trop yéen a ngi dégg après ma ne ko je voulais parler mais tu me donnes courage pour le détruire yëpp maa ko teg exprès pour waxloo ko mu ne ma je suis à l'écoute ma sœur tu peux me faire confiance ma ne ko sûr yéen a ngi gis message yaa ngi nii kenn du leen ko wan ma bëgg na gars yi ngeen déglu xippi seen bët déglu xool yenn live yi waaw li mu doon wax ci vie privée Dame xamu ci dara yéen a ngi gis man maa ko wax yëpp daan ne ko man Dame daf maa taq suuf yéen a ngi dégg 2 mois lañ def 2 ans muy laajte yéen a ngi gis day laaj fi mu ne nii day laaj pour am information pour def live attention Ousmane Ba mii xam ngeen ne xamul dara aayut information yi ñu koy jox maa ngi nii man maa ko créé tey laa ko créé mercredi 29 à 2h23 yéen a ngi gis heure yaa ngi noonu mu ngi nii yéen a ngi gis ma ne ko en 2000 lañ am doom cyber campus yooyu yëpp man maa ko jox information mu ne ma d'accord la date de naissance ma jox ko yëpp yéen a ngi gis dina def live nag su defee live yëpp da koy wax yëpp dara du ci dëgg yéen a ngi gis ma ne ko je suis toujours à Dakar yéen a ngi gis information yëpp man maa ko jox te dara du ci dëgg tu as vu laaj ma Dakar nga nekk ban quartier ma jox ko lépp secret mu ne ma fan nga ne ma ne ñu ko wax ne ko secret mu ne ma bon amul problème Ibou Kane ndax Ibrahima Dieng la ko tuddee mooy rakkam bi nga xam ne moom la waxoon ci live ma ne ko déedéet da ngaa juum tuddeewu ko benn xaritam la ko tuddee yéen a ngi gis kon xam ngeen ne kii waxul dëgg ma bëgg nag sénégalais yi ngeen xippi seen bopp te déglu live yu baax xam ngeen ne kii neex naa nax mu ne dafa aay te aayut piégé nañ ko ba jàpp ko yéen a ngi gis ngeen ñu noonu fii laa mujjee ak moom caavi mu ne ma ndax 2 garçons gis ngeen dina ko wax ci live am de yéen a ngi gis actuellement 2 garçons laa ko wax mu validé fii lañ ñam kon sama gars yi bu leen bouger ma jox ko maam Cheikh mooy 2e bi 3e bi ma ne ko 3e mu Samira ma ne ko Asnar Dieng tur yi yëpp nag dama ko fabriqué sama gars yi mu ne ma Caps mooy taaw gis ngeen yéen a ngi gis lii moom werante xuuxaan tekki tubay la yëpp moo ko wax gis ngeen yéen a ngi gis ma bëgg a tëj nag waxtaan wi nag gis nga yi mu wax ci Dame xamul Dame mosu ko gis ngeen yéen a ngi gis ma tëj waxtaan bi fii faites très attention ci Ousmane Ba mi sama gars yi waaw lu vidéo bu mu def rek dañ ko war a partager ci site internet yi nañ def très attention ci li ñuy def bañ a yàq doomu aadama bañ a wax lu nga xam ne dara du ci dëgg kii ku ko xam-xam ne li muy wax dara du ci dëgg sama benn faux compte laa créé piégé ko moom muusul bu muusoon dina comprendre waaw mais dina xam ne lépp dëgg la mu ngi noonu nag sama gars yi yéen nag la ñuy bàyyi ngeen apprécier xam ne Ousmane Ba mii di def live di attaqué patron de presse yi mu ngi noonu attaqué Dame di wax naka su dul noonu di wax lu ko neex te musul gis Dame lii firnde la que ne information yi muy jot munu koo am lu dul ñu ko koy jox waaw te lii preuve la wane ne li mu def dara du ci dëgg waaw kon sama gars yi ci beneen vidéo beneen investigation ñun loolu rek mooy suñu njariñ te loolu la ñuy def incha allah sama gars yi neen def xam naa ne guddi na mais bii mooy 2e vidéo bu may def ci Ousmane Ba comme ni ngeen ko gisee Ousmane Ba dama koy waxloo ba léegi
il fait 2h49 dégg nga mu ne ma nu mu tudd ma wax ko ay information jabaru daaw nu mu tudd ak doom yi ni ñu tudd ma ne ko attends je reviens je couche mon fils j'arrive maa ko tey yii yëpp maa ko tey parce que dama ko bëggoon a wax loo xaarloo ko tuuti mu ne d'accord bi mu ne d'accord waaw après moo jox ko turu doom première doom bi ma ne ko novembre 2016 deuxième doom 2018 troisième doom 2020 tous des garçons après ma ne ko bye bu ma ci feeñ maa ko tey yëpp maa ko tey mu ne ma wallaahi doo si feeñ yéen a ngi dégg ba pare ma laaj ko ne ko ndax information yi nga joxe nii ku jigéen moo la ko jox son ex mu ne ma waaw yéen a ngi dégg kon xam ngeen ne dañ koy jox information mu ne ma donc les enfants de Samira mooy beneen jabaru daam bi nee na ci ay waxam nu ñu tudd ma joxaat ko ay tur yaa ngi dégg fi laa ko laajee ma ne ko les autres informations que l'autre jour li nga doon wax xanaa son ex mu ne ma oui c'est un ex qui me l'a donné yéen a ngi gis de kon xam ngeen ne yi mu nekkee nii daara du ci dëgg yi muy wax nii di live daara du ci dëgg léegi mu ne ma il a endetté nee na daam daa leb kooku daw te du dëgg xam ngeen ne kii li muy wax dara du ci dëgg léegi ma wax ko commencé ko jox tur yi ma ne ko Yankooba la tudd xaritam la ko tuddee Yankooba mii nag c'est un patron de site waaw moom la ko tuddee xaritam la yéen a ngi gis mu ne ma sûrement c'est le Yankooba du ministre ma ne ko déedéet Yankooba Sané pas le ministre gis ngeen sama gars yi nay leer partager leen vidéo yi yéen a ngi gis il fait 2h 3h moins parce que dama bëgg a jàpp Ousmane Ba mi xam li muy wax dara du ci dëgg yéen a ngi naan gis nga yéen a ngi bëgg a gis ne muy chargé Yankooba Diattara te xamul lu mu demee yéen a ngi gis ma jox ko 3 tours waaw nee na mu bàyyi ma jox ko 3 tours yi après ma dem tëddi. lu gis ngeen déjà discussion baa ngi noonu li ngeen gis ci discussion bi mu continuer di discuter ak moom kooku gën ko dugal ne ko am na beneen jabaram bi mu takk mi ngi tudd Samira ñaata doom la ñu am mu ne ko am nañu ñetti doom te jàppalee ni que daam amul ñetti doom voilà ba pare gis nga lu mu ko bindal mu ne ko lu ñu tudd mu ne ko kii mi ngi ko tuddee Ibou Kane benn xaritam kii mi ngi ko tuddee Kaps kii mi ngi ko tuddee Seydina Omar maanaam muy papay Amira mu jàpp loolu ne xam na ko bu baax a baax muy premier compte boo xamante ni créé nañ ko kii di Ousmane Ba expliqué ko Dame Dieng lu mu def mais li ma ci jaaxal dafa ne en 2000 Dame dafa ëmbal benn xale bu jigéen takk ko takk suuf sénégalais yi yéen laay waxal ubbi leen seen bët dem leen ngeen xool âge u Dame Dieng ñaata at la am tey ak 2000 su ngeen ko ci xayma xanaa ku am fukki at ak ñett xaw ma fukki at ak ñaar en 2000 munul ëmbal nit ba di ko takk suuf Ousmane Ba fa la njëkk daanoo ci piège bi donc Sénégal dama bëgg ngeen ubbi seen bët ci activiste yi ngeen di gis ñuy def ay live di joxe ay révélation kenn ci ñoom amu ci preuve amuñu dara aali ni kasira ci doomu aadama dañuy dem Facebook dajee fak sa benn noonu wala sa benn ennemi wax leen dara ñu ñëw def live foog ni ñoom ñoo ko fekkee alors que fekkeewuñu dara gis ngeen Ousmane Ba mi ngi continuer discussion ba léegi mook Mati Fall gis ngeen yéen a ngi gis liiral leen du ma leen ko liiral sax yéen ay liiral seen bopp discussion Ousmane Ba ak kii di Mati Fall bi nga xamante ni faux compte la te benn xale bu góor la doon waxal mu jàpp ni moom jigéen lay waxal te ba tey ji waxul ak benn jigéen ki muy waxal ñun ñoo defar faux compte bi toog di wax ak moom di ko jox ay fausse information xool leen boobu di premier faux compte boo xamante ni jox nañ ko kii di Ousmane ba tey yemuñu foofu dañuy créer beneen faux compte boo xamante ni dañ ko jox Ousmane xoolal message bi ñu ko envoyé mu ne ko nii dama leen koy liiral ngeen koy gis noonu ci écran bi liñ ko njëkk a envoyé mi ngi nii. Bonjour Ousmane, je voudrais vous donner des infos à l'anonymat sur Dame Dieng mi ngi noonu ngeen di gis mu ne ko bonjour Nafi lay waxal de voilà ba mu jógee ci Nafi léegi bu mu ñëwee noonu mu ñëw fii ne ko ma ne ko Dame Dieng sortait avec ma grande sœur en 2013 en son temps ma grande sœur était étudiante en France cette dame
qui l'aidait souvent en lui envoyant de l'argent pour payer son loyer, etc. Et un bon jour, Dame lui proposa de rentrer définitivement au Sénégal pour qu'il trouve un bon boulot, CDI. Chose que Dame a fait. Il a trouvé un boulot comme directrice d'agence à la SGBS, etc. Il avait promis le mariage, mais ma sœur a su que Dame le trompait avec d'autres femmes et avec même ses propres cousines. Ma sœur a décidé de se séparer avec lui. Depuis ce jour-là, Dame l'a marabouté, brûlé son titre de séjour et tous ses papiers et a demandé à ce que l'on licencie. Ma sœur a essayé de porter plainte, mais ça n'a pas abouti. Et Dame n'a pas été convoquée. Je ne sais pas si vous pouvez faire quelque chose. Lii la ko Nafi yónnee est-ce que xam ngeen kan mooy Nafi Nafi du kenn ku dul Yankoba Sané bu nekk sans limite moom Yankoba Sané borom surtout sans limite moo doon wax ak Ousmane Ba nii ñu jógee foofu ñu ñëwaat def ko leen mu ne ko lii je parle avec ma sœur et je vous reviens mu ne d'accord je reste à l'écoute mais ne lui mets pas la pression Ousmane Ba mooy wax de ne lui mets pas la pression comme elle avait déjà traumatisé il faut être patiente avec elle Yankoba Sané borom sans limite tontu ko ok je vais faire doucement mais il faut qu'on détruise Dame comme elle a détruit ma sœur je suis prêt pour tout Ousmane Ba ne ko Inch'Allah nous allons tout faire pour aider ta sœur d'abord ensuite ñu juboo si Dame ma yónnee ko benn photo kër ma ne ko gis nga j'avais sauvegardé quelques images de sa maison à Saly Drive gis nga ñu yónnee ko photo benn kër Saly yónnee ko ki ko yónnee du kenn ku dul Nafi boobu nag du kenn ku dul Yankoba Sané nekk fii sans limite borom site ay borom site la ñu utiliser ñu jógee foofu mu ne ko lii détruire il nous montre toujours qu'il a du pouvoir on veut se venger on a tout essayé moom moo ko wax de Dame avait même piraté son Viber et son temps à ses temps parce que qu'il ne se parlait sur Viber et son temps WhatsApp n'était en ce moment WhatsApp n'était pas très bien connu Ousmane Ba ne ko je comprends Dame il est futé en informatique mais c'est mon talibé en ce domaine Ousmane Ba moo wax de ne c'est son talibé en ce domaine demande à sa sœur si elle a des images compromettantes de Dame si vous me permettez aussi je vais partager l'histoire anonyme Ousmane Ba mooy wax de te xamul ni que ki muy waxal c'est dans le cercle des amis de Dame ñoom ñoo ko piégé sur Facebook mi ngi noonu ngeen di lire mi ngi noonu ci écran bi mooy li may wax rek ñun lépp lu ñuy wax ci àdduna dañuy indi preuve lu ñu toog di wax ci télé naan am nañu say vidéo am nañu say image te du ngeen mës a génnee dara donc nee naa leen da nga fuité sa taalibe la kon de bi yoon taalibe bi sëriñ bi taalibe bi nax na sëriñ bi Ousmane mu ne ko d'accord t'inquiète ma ne ko kii Yankoba moo ñëwaat de nii nag il a dit un jour à ma sœur qu'il travaille avec des Israéliens il peut pirater ce qu'il veut Ousmane Ba ne ko c'est vrai des maisons mais on ne pirate pas tout le monde Dame je vais le détruire t'inquiète Ousmane Ba moo ko wax Yankoba tontu ko vous avez raison Ousmane je parle avec ma sœur et je te reviens ba ñu pare lu ci gën a neex Ousmane Ba ci saasi pour xam nga ni que ab dof la innocent la ignorant la amul xam-xam comme ni ma ko wax sànq ba nit ñi di jàng moom mi ngi jàng feesal seen douche kër yi Ousmane Ba dem bind lii ci page Facebook am anonyme Dame Dieng sortait avec une fille en 2013 en son temps elle était étudiante en France c'est Dame qui l'aidait souvent en lui envoyant de l'argent pour payer son loyer etc et un bon jour Dame lui proposa de rentrer définitivement au Sénégal pour qu'il lui trouve un bon boulot CDI chose que Dame a fait il a trouvé un bon boulot nee na ko la suite mi ngi ciy ñëw samedi ci live bi maanaam live bi muy def say jàppale ni ko Ousmane Ba lépp lu mu wax ci suba ba ngoon jàppale ni que lépp ay kàcc la cercle des amis de Dame ñoo créé ay faux compte Facebook maanaam muy faux compte yooyu ngeen di gis ngeen ko bu baax wan naa leen ko muy ay faux compte Facebook yoo xamante ni tey ñoo ko créé jox ko beneen bi Assou Diagne lañ ci def Assou Diagne mi ngi nii ak mot de passe bi yéen a ngi koy gis ñu créé Assou Diagne di ko wax ba noppi man maa demoon sax di commenter ak moom bi ma koy commenter ma ne ko c'est un génie en informatique mu ne ma c'est quoi un génie en informatique di ko jox ay détails benn par benn loolu la dem reprendre ci page Facebook am taxaw ci live am bëgg a wax ak askan bi ne dafa am information yéen comme information nii lay informer ku xam nit nii ngay informer c'est des sénégalais yoo xamante ni dañoo am haine ci seen xol lenn moo leen neex toog di sos di inventé te xamuñu ñun dañu yor téeméeri compte Facebook yoo xamante ni ay faux compte la tey damay waxal waa Pastef booyu Pastef yi Sonko yi
ñi ngi téeméeri compte yoo xamante ni dañu leen infiltrer ci biir di bokk ci seen waxtaan di bokk ci seen ay débat ba ci seen ay groupe WhatsApp dañ ci bokk ba cotisation yi ngeen di laajte chaque fois ñu cotiser ak yeneen moyens yu nga xamante ni xamu leen ko da ngeen foog ni ko réseaux sociaux tey ngeen ci ñëw ñun bi ñuy jàng réseaux sociaux nekk ci réseaux sociaux boobu yaakaar naa ni ñi ngi leen di couche wala ñi ngi leen yéen a ngi raab kon yaakaar naa ni tey les Sonko boy maanaam ñi nekk ci réseaux sociaux yi di saaga di créer ay 10 comptes ñun ñoo leen gën a futé ñoo leen gën a xam naka la ñuy créer faux compte tey yéen ñooñu ñëpp di défendre Pastef coow li bu mu amee am nañu suñu ay faux comptes yoo xamante ni ñi ngi seen biir depuis des années lépp lu ngeen manigancé ak ni ngeen di defee commentaires yi ak ni ngeen di attaqué ak ki ngeen di woo pour ngeen attaqué ko ba ci keroog ba ngeen demee ci Ousmane Ba di jooy di ko naan Ousmane doo wax ci Tange doo wax ci Tange doo wax ci Tange yëpp ñi ngi ci seen biir donc on est plus futé en vous qu'en informatique dañu toogoon rek jàpp seen njàmbur jàpp suñu njàmbur lépp lu ngeen def ci informatique rek jàppale ni ko xam neen ko kon donc Sénégal muy éclaircissement yoo xamante ni indi loolu naa ci journal People ci kii di activiste bi nekk foofu ca Canada ñu koy wax Ousmane Ba muy def ay live jàppale ni que téeméeri live yu muy wax amul dara loo xamante ni dëgg la ci ñun ñoo koy infiltrer di ko jox ay fausse piste fausse information muy toog di wax di waat di naan dëgg la te xamul lu mu wax ci Dame Dieng yëpp cercle des amis de Dame Dieng ñoo ko créé muy compte yi ngeen gis compte Nafi bi ngeen gis compte Mati Fall bi ngeen gis ak compte Astou Diagne bi ñun ñoo ko créé invité ko ñu jàpp ko ci saate kon Ousmane Ba yaakaar naa ne demal wuti beneen métier nga génnee indi soxol nga bàyyi sosol doomu aadama ndaxte ñun dañuy liggéey xam-xam lañu yor nekkuñu ci site yi di def ay information yoo xamante ni c'est pas avéré te fu ñu la waxee information jox nañ la ay preuve te suñuy preuve a ngi nii tey ñu jox la yow nag dama bëgg comme da nga am ay preuve nga génnee preuve defoon nga ko fi ay jamono kii di Baba Aydara nekkoon foofu ci États-Unis nga ne li ma xam ci Baba Aydara dinaa leen indil ay preuve ku xam du ne dinaa leen indil nee naa leen kuy yor du sëqët kuy yor du sëqat da ngay téye li ngay téye pare teg ko ne fang adduna bi yëpp teg ci seen bët sénégalais nag dafa am ñoo xamante ni bugguñu comprendre mooy li ma ko waxee keroog am ñoo xam dañuy déglu pour analyser pour comprendre lan mooy dëgg am ñoo xamante ni dañuy déglu uniquement pour répondre moo tax su ngeen waxee rek ñu ne tël la ñu téye wax ji yóbbu ko foo xamante ni eggu fi bi nga waxee ci Baba Aydara di ngeen di ay preuve mosoo indi ay preuve fenn jour daal nga cëb nga teg nga ne Baba Aydara xam naa yaayam Ulay Saw la tudd te yow ba ngay naan xam nga yaayam dem nga gis yaayam Baba Aydara yaayam génn na 14 ans bi ngay wax gis xam nga yaayam muy première kàcc boo xamante ni kàccaat nga ko ci réseaux sociaux yi askan bi gis la kon donc képp koo xamante ni yaa ngi dégluti ay live Ousmane Ba jàppal ni amul benn information ay kàcc lay wax li muy wax dara du ci dëgg ñun infiltré yi ñooy dugg ci ay page Facebook am avec plusieurs noms ñett yi laa leen génneel de mais on a plus de 500 comptes faux comptes page Facebook yoo xamante ni infiltré nañu seen secteur boobu yëpp surtout les Sonko boy ñoom Hannibal li may wax xam ngeen ko Fatmata Danso li may wax xam ngeen ko Issa Diène li may wax xam ngeen ko damay waxtaan ak yow guddeeg bëccëg di la teg ci ay piste nga foog ne yaa ngi ci yoon nekkoo ci dara man maa lay teg ci ay fausse piste ngeen taxaw ci télé bi di mbelelele foog ni li ngeen di wax dëgg la amu leen benn dëgg boo xamante ni yéen koy wax bañ na ko sax ba bi ngeen di commentaire ci bi ma waxee ci Sonko fan ngeen dem sàccakatu or bi Las Vegas maa leen ci sërëxal yéen gëm ngeen ni Tange Tandian dem Amérique sàcc ooru ndaw su jigéen koo xamante ni bi muy nekk ci kër gi yow Tange yaa nekk ci kër gi Ndiouga Thiam moo nekk ci kër gi Guy gi moo nekk ci kër gi Gomis moo nekk ci kër gi nga teggi ñooñu ñëpp nga ñëw nga ne Tange Tandian moo sàcc sama or benn dama leen koy wax rek mu ñu sàcc la octobre le 19 octobre lañ sàcc sa or yow 19 octobre réclamé wo sa or nga bàyyi ba décembre toog ci télé di naan Tange moo sàcc sama or lan moo lalu ci ginnaaw posez-vous cette question lu tax laaju ko Ndiouga Thiam lu tax laaju ko Guy gi ndaxte dafa doon fëgg Guy gi pour Guy gi tëddee ko nee naa leen ab caga bu jigéen la boo xam ne da doon taxawaalu biir Las Vegas kenn invité wu ko kenn invité waatu ko dégg gis na ko ci snabu kii nu mu tudd Sankara Mbaye ñëw na fa amul fu mu fanaan ba ñu demee ba guddi di ñibbi Gomis ci boppam la Sankara Mbaye woon ne ko Gomis seen kër desul benn néeg nga yóbbul ma fa sama ray bi ray nag yéen ñi may dégg xam ngeen lan la ba mu fa njëkkee ñëw Guy gi mën na ma témoigner yéen journaliste Sénégal yëpp am ngeen numéro téléphone Guy li mu njëkk a def slip ak soutien dem di fëgg Guy gi guddi Guy gi ne ko kookan la mu ne ko man la Amina loo bëgg mu ne ko ubbil kese Guy gi ne ko Amina mu ne ko naam mu ne ko ñun lii indiwuñu fi dama lay conseillé nag xale bu jigéen nga ndaw nga bul yàq sa avenir ngir li taxu koo bàyyi beneen jour bi man la fekk maa ngi toog ci piscine ba yor sama chicha di tux comme ni ma koy waxee man damay tox chicha nëbbu ma ko yàlla du ma ko nëbb doomu aadama mu génn ak silibam bu bëla ak soutien ngoosam bu bëla di ma jéem a xoy ba léegi siggiwuma xool ko bi ma ko njëkkee xool laa sëggaat mu toog ci wetu piscine bi dugal benn loxoom yëngal ndox bi ne ndox bi dafa sedd mu jógaat dem fëggiwaat Guy gi ay 15 heures boobu tëj na buntu waañ bi fëgg Guy gi ne ko Amina mu ne ko naa mu ne ko tey ngaa dem soli sa yére te nga bama di woo leen Guy gi téléphone ngeen wax ndax li may wax dama ko inventé wala inventé wu ma ba mu xamee ni que nag tey mu tuumaal Ndiouga Thiam du ci am bës
tuumaal guy gi ñemewu ko parce que dafa ragal ay fansam Gomis peut-être kenn xamu ko nee na xaaral ma dugg ci Tange Baba Aïdara wax na leen ko nee na leen Amérique lu mu toll Tange sàcc sa or ba pare Tange jëlaat ay bagages am yéeg dem aéroport dellu si waat loolu du Amérique dafa am ay loi am nit ki su la sàccee da nga koy dem porter ji plainte kon da nga ci am ay preuve donc kooku nee naa leen man du ma ko tontu te man maa leen saxal sàcc or boobu ngeen jógee foofu duggaat ci affaire audio Ouzin Keita audio Ouzin Keita dégg ngeen bu baax ab xale bu jigéen moo woo Ouzin Keita di ko piège comme ni ngeen di def rek maanaam Ouzin waxal ni Tange moo la njëkk a tëddee waxal nangam sangam Ouzin ba léegi comprendre lu muy wax ki ko créé woon du kenn ku dul benn animatrice bu nekk fii ci benn télé te ki ko santoon benn kër artiste la nekkoon artiste ba xolam a jeex donc moo taxoon ñu ne xaaral ñu xool nu ñuy daanelee Tange ba tey jii sottiwul ana artiste bi ko defoon kenn déggatu ko fay na kooku dafa jar tontu ma saxal leen loolu ba ngeen jógee foofu ñaar yooyu ngeen am Kaliphone wax na leen ko 6 mois de cela waxu leen waxum sàcc or waxu leen waxum Ouzin Keita ngeen xëy tëb Ouzin Keita sàcc or dama ni kuy sàcc or États-Unis lu ñëw taxaw ci télé yi di wax man ay preuve laa leen jox génnee leen ma ay preuve donc dafa am yoo xamante ni matuta tontu matuta wax dañ leen infiltrer di leen conduire ñun fu ñu leen bëgg a conduire foofu lañ leen di conduire fa laa xamee ne nag ay nag ngeen xamu leen dara saaga ngeen jàng te saaga fajul dara si vous êtes des patriotes ngeen am ay idées da ngeen di indi débat d'idées le Sénégal a besoin des débats d'idées Sénégal dafa bëgg koo xamante ni dafa démocratique te xam nga démocratique mooy lan maanaam koo xamante ni da ngay nangu tey ñu wax sa leader dara nga accepté ko avec philosophie ndaxte moom day wax yeneen leader leneen ñooñu accepté ko ndax philosophie sëñ Modou Kara gënu leen ko tey sëriñ la am na ay taalibe mais keroog ba ñu taxawee dafa ne ay taalibeem man maa dugg ci politique lépp luñ ma wax bu leen tontu bu leen commentaire leader noonu lay def ndaxte man maa dugg ci politique su woon ci diine ji laa yem tey kenn du ma commentaire kenn du ma saaga donc il faut être comme ça il faut être des patriotes muy li ñu leen indiloon ci Ousmane Ba nga xamante ni moo dàq kàcce ci activistes yi sànni nañ ko suñu caas mordre na ko indi nañ ko rapidement nit ki suñu la joxee information sax balaa ngay publier sa Facebook def sa live demal nga defee sa investigation ndaxte xamoo ku nekk ci ginnaaw Facebook bi góor nga doon waxal muy Mati Fall Astou Diagne nga doon waxal muy man mii di Tange Tandian Nafi nga doon waxal muy Yankhoba Sané borom sanslimite.com sans limite surtout sans limite ki ko moom kooku nga doon waxal mu jox la turu Nafi ñu jox la ay fausse information nga commencé bind sa page Facebook commencé lëre nit ñi ba pare di def say live di fen ay fen yu tooy xep Ousmane Ba rusal yàlla mi ngi lay seet donc Sénégal ñii ñi ngi nii la ñuy fenee nii la ñuy décortiquer di joxe ay fausse information ñu amul xel nag toog di leen déglu. sab aawo jeng lay sant fanweer demee la ñett falu Kajoor kenn rek moom la ci aawam santul jeng mooy Birima bi mu génnee gàddaay teñ may ko koddu Diouf te ne ko la commencé ci koddu bii ba ci jogob ndaw mës liggéey gi ma sa dagg boo ko wunul wujj kon fanweer demee la ñaar yëpp kenn ku ci ne kër maami daam jeng mii moom leeral la sab aawo doon seen xeet amuñu dëmm amuñu jaam amuñu góor benn tànk duñu neexal waxtaan duñu waru mol duñu naan puux duñu ŋàbbi saak duñu lekk noppi nag kooku mooy daam jéeg moom leeral di ay waay man yàqu naa waay ay waay man yàqu naa waay ay waay man yàqu naa waay ay waay man yàqu waay ay waay man yàqu naa waay ay waay man yàqu naa waay man capitaine